nemme ko ne jamono ji doomu aadama yi ñi faat jéggi na dayoo ñu koy nemme ko ci lu mel ni agression wala viol tey en tant que sénégalais ban jàngat nga ci am. laaj nga lu neex a faj lu naqaree faj itam ndax tey jamono ji nit ñi dañ leen a yaratut jàngalatuñ leen seen diine waaye nit buñ ko yaree wërta mën a rey sax mbóot wala leneen te tàgguwu ci amu ci ndigal rawatina lu mel ni bakkanu doomu aadama moo tax que ni daal li gënoon a jara def mooy gën a yaraat nit ñi nag tekkiwul ne que ni da ngay wute yar di leen dóor wala dara waaye da nga leen di jàngal nga yar leen xamal leen lan mooy seen diine ba buñ nekkee seen kër li njëkk mooy bu ñu waxee wax ju ñaaw nga tere leen ko ba bu jaree jël yar teg ko ci seen kaw nga def ko bu ñu xeexee ak seen moroom nga boole ñaar ñëpp donte sa doom sax moom lañ tooñoon waaye da nga koy duma sax wan ko ne ko histoire baaxul boobaa du ñemee yëkkati dara bay rey. man daal mbiri rey bi man damay jaaxle tout temps da ngay tëdd sax sam xel du dal sa kër amoo sécurité sa njaboot kenn amul sécurité fi mu nekk nii waaw fi mu nekk nii da ngay toog sax sam xel du daal billaay ba sa doom yi demee école boo laa am jàmm ñu ñëw du góor nag du jigéen kenn mucc si phénomène bi waaw. jàngat bi ci am mooy li ma la wax nee naa la gëm-gëm ak imaan lañ amatul te jamono fi mu toll nii boo seetee aqul zaman parce que dugg nañ ci parce que ñu ngi ci 1441 lañ toll te yonent bi daa am lu mu waxoon dafa ni woon moom du tëdd ñaar téeméer 2000 at du ko tëdd ci suuf kon nag li ci des bëreetul léegi imaan boobu na amatul ngëm-ngëm boobu amatul te nit ñi tamit topp nañ alal parce que boo seet agression bu ñu li ñuy njëkk a gis ci yow mooy la ñuy jël bu ñu agressé la ñuy jëw kii ci yow mooy immédiatement salal moo la ñuy njëkk a xool parce que alal ji la ñuy jël mu en général moom moo tax ñuy def agression boo seetee agression la moom looloo ko indi bu fekkee problème viol la ci xale yi loo ciy bopp mooy obsédé nit ki moom waaw obsédé sexuel waaw ñoom moom immédiatement lu ñuy xalaat mooy moom problème viol moom du dara ci ñoom da ngay gis koo xam ne sax mën naa sàq sa doom bi mu jur waaw viol waaw ba pare rey wala viol ba pare rey na ko moom foofu la yem mën ngaa viol ba pare yem ci mais viol par rey foofu la yem moo tax moo leen la fi mu toll di aqu zaman dëgg lañ nekk. ñii rey man je me dis que banditisme la ñàkk liggéey si la bokk alcool bi drogue bi sexe bi lépp a ngi si biir mais ci jamono ji nekk dañu nekk ci jamono ja nga xam ne monde bi dafa évoluer société bi dafa évoluer internet bi dafa évoluer lépp li nga xam ne da nga ko doon seetaan télé léegi da nga koy gis ci net bi da nga koy gis ci site yi yëpp à partir de ton téléphone voilà de ce fait que yow méthode yi nga xam ne daf la jaaxaloon léegi dootu la jaaxalati day nekk en franc-glanderie ya nga xam ne yow da nga koy utiliser à tout moment loolu la mais man je déplore ñi nga xam ne dañ leen di agresser rey leen ñi nga xam ne dañ leen di violer rey leen ñi nga xam ne dañ leen di fekk ci seen sommeil sax ñu leen di rey loolu c'est pas facile à dire nit boo ciy wax sax sa xol day tooy de telle sorte que parce que tu te dis que ce sont des femmes ce sont des mères de famille ce sont des parents à nous il faut que aussi société bi ñoom ñu gën a xoolaat seen bopp bu baax a baax parce que ci jamono ji ju nekk moom c'est catastrophique man boog sama point de vue je ne sais pas pour les autres mais si sama point de vue c'est catastrophique il faut que les gens essayent de faire avec ñu xool nan la ñu mën a gouvernement bi aussi mën nañ ñu dimbalee ci mesure de sécurité yi ci yeneen mais man moom ça me fait mal de voir les gens qu'on tue comme ça sur le simple plaisir des yeux quoi. C'est un problème sociétal dañuy dund tey ci benn société boo xam ne majeure partie population bi dañu nekk ci ay jafe-jafe bon éducation bi nga xam de base bi nga xam ne ñu bëri waroon nañ ko am amuñu ko ba tax dañu perte yenn valeurs yi et mooy pousser ñenn ñi ñu dem vers la délinquance et les pousse souvent ñu dem ba arriver à faire des meurtres donc je pense que tey am na insécurité bu installé wu état bi ci boppam moo waroon jël ses responsabilités def un diagnostic profond de la situation jéem a xool nan lay résoudre problème bi et pour l'instant man je pense que sécurité de proximité dañ ci war a travailler pour dissuader les malfaiteurs loolu suñ ko defee je pense que dina dimbale population bi mu nekk ci jàmm
parce que am na yenn zone yoo xam ne soo fa demee da ngay gis ne fii ce sont des zones exposées amul y a de l'insécurité parce que yenn infrastructure de base yi fa waroon am amu fa lu mel ne tey électrification bi dafa manqué donc ay zone la yoo xam ne nit ñi fay dem sax ñoom xam nañ ne fi ñu dëkk nii dañ fa dëkk malgré eux peut-être pauvreté moo leen poussé ñu dëkk fa donc malfaiteurs yi aussi koy yu mel noonu la ñuy profité dem donc dañuy bàyyi souvent am na ñoo xam ne guddi la ñuy 4 heures du matin bu ñu noddee la ñuy liggéey donc ñoom dañuy profité ci occasion yi di agresser nit ñi am na xale yu jigéen yoo xam ne zone yi ñu dëkk aussi ce sont des zones isolées donc malfaiteurs yi aussi ci la ñuy profité di kar yenn xale yu jigéen yi di leen violer. bon jàngat bi ma ci am daal mooy affaire bi vraiment dafa amagul saafara quoi parce que bu fekkee tamit da ngay rey te dara doo ci fekk da ngay continuer di rey rek xam nga gis nga yàlla kenn mënu koo gën a baax daal yàlla kenn mënu koo ëpp yërmande parce que ci yërmande yàlla fi mu toll nii moom la ñëpp yaakaar ñi njëkk a faatu avant Seydina Muhammad ak ñi faatu ci jamonoy Seydina Muhammad ak ñi faatu après Seydina Muhammad ñëpp yërmande yàlla la ñu yaakaar yàlla moo war a rey te moom ci boppam moom mi nga xam ne moo war a rey nee na boo reyee benn bakkan te tey ko dafa mel ni rey nga humanité yëpp waaye léegi pourquoi ñun suñu chef homme politique yi nga xam ne ñoo nekk assemblée ñooy voté loi yi ñoom ñooy dirigeant de la république mais pourquoi mënuñoo yokk peine yi wala ñu delloo ko peine de mort. lan nga foog ni mooy solution bi ci ñi nga xam ne ñooy reye. waaw solution bi moom bari na bariwul mooy que nit bu dee dafa rey nit te tey ko kat man sama gis-gis mooy war nañ koo mën a àtte rey bu àndut ak parparloo waaye nag fi mu toll nii bu ñu fi indi woon peine de mort lenn na moo ci sama tiitaange man mën nañ koo def baadoola bi kan mën naa rey nit ñu rey ko doomu buur nañ ko waxee mu rey nit ñu ñàkk koo rey loolu moom moo ci sama jiix jaaxa daal waaye ku rey nit te tey ko dañ laa war a rey ku sàcc nit dañoo war a dagg loxoom waaw moom bu dul àtte lislaam itam bu dee ci wàllu xeet rek buñ ko defoon yaakaar naa ne lu bari dana dakk loo xam ne yow boo defee lii xam nga ni lii moo la ci fekk te lii la ci fekk ku ko tegoon sa njaboot itam doo ko bëgg doo ko def. dañoo war a def ku rey rek ñu rey la loolu daal man yaakaar naa ne dina wàññi situation bi nu nekk nii dina dalal xel yi daal man yaakaar naa loolu daal ku rey rek ñu rey la. du am benn problème nit boo ko reyee ñu xam ne yow yaa ko rey ñu rey la loolu kay amul lañ see xam ku am ak ku ñàkk loolu kay du am benn problème loolu kay mooy wàññi solution problème yi nu nekkee nii waaw. rey bi moom mooy état bi jóg ci rek état bi jóg ci mooy ku rey ñu rey la ku rey ñu rey la charte l'islam loolu waaw du réewu l'islam booy ko parce que réewu laïc la mais boo seetee l'islam moo ci ëpp doole l'islam mu ëpp doole waaw parce que réewu laïc la nañ ko voté comme ni ñu voté loi ci assemblée ñu voté ko ku rey ñu rey la. ndax peine de mort bi ngay wax mooy ku rey ñu rey la ndax buñ ko defee du am parparloo ci ki baadoola bi ak ki am. non du woon parloo ci baadoola ki am du war cee am parce que état moom lu mu soob rek war na ci mën a am dooleem lépp ci état la parce que na ko commencé ci moom état na ko commencé ci moom bu ko commencé ci moom il va jàpp parloo du ci am waaw. dafa war a dee ci kaso bi man kooku buñ ko rey mais dafa war a dee ci kaso bi moom si boppam nay souffrir ci kaso bi ba xam moom njaboot ku mu rey ñoom lu ñu daj. moom na daj lu gën a dal lool lu gën a métti lool bu defee beneen yoonee moom keneen ku koy ñëw def di nga xam ne li daloon Moustapha kat man mi itam du ma épargner. bu fekkee ne ki nga xam ne dafa yore otoom taxawaaru ci tali bi bir fukki nit moytu ko ba deewuñu mu rey fukk ak benneel ba mais kooku dañ ko war a teg sanction nécessaire bu fekkee ne kii dafa jug uniquement pour rey kese mais nañ ko def peine de mort parce que moom bakkanam gënul bakkani ki mu rey mais pourquoi ñu bëgg a gën a ëpp yërmande yàlla man c'est ça c'est la seule question que je me pose moi Macky Sall nit la ñun ñii ay nit lañ ñi ñuy rey ci mbedd mi ay nit lañu mais mën naa dal ci kaw ku ne nañ yokk peine bi parce que boo attention tey boo reyoon mbokk Macky Sall wala nga rey mbokk Serigne Baye Mansour wala mbokk Khalifa Touba bi du demee ci yow ku rey oustaz mi toog de déedéet waaye sëñ bi dama lay wax li boo reyoon mbokk Macky Sall
wala nga rey mbokk xalifa bu murid bi wala bu tijaan bi du dem ak kuñ fekk ay dara mu nekk ci kaw tali bi nga rey ko. Sénégal dafa mel ni y a des types de sénégalais ou y a des catégories sénégalais de sénégalais mais qu'on prend les choses au sérieux quand même.